Vous êtes à la recherche d'une éducation de base pour votre enfant. Vous êtes à la recherche d'une réussite pour votre enfant. Le groupe La Boussole vous y aidera. Le groupe La Boussole, nous sommes une école franco-islamique à plusieurs cycles préscolaires, élémentaire et collège. Au groupe scolaire La Boussole, nous avons aussi une branche spéciale tahfiz ou apprentissage du Coran exclusivement en régime externat ou en demi-pension. Nos enseignants sont réputés être très sérieux et le groupe est profondément très sérieux car une école franco-islamique a un sacerdoce. Éduquer l'enfant, orienter l'enfant, mais aussi l'accompagner. Avec La Boussole, mettez votre enfant sur le chemin de la réussite. La Boussole École franco-islamique, nous sommes à Dakar, 55 cité Sotrate Mermoz Dakar, 33 860 0006. 33 860 0006 ou le 77 460 95 95. 77 460 95 95. Ou La Boussole Zac Mbao, lot numéro 23, cité Yaye Sokhna, Zac Mbao Dakar, 33 836 07 02. 33 836 07 02 ou le 77 159 60 60. 77 159 60 60. Mail laboussole2013@yahoo.com. mbokk yi école La Boussole ñëpp ko ràññee ci jàngale bu mat sëkk boo xam ni am na ci préscolaire am ci élémentaire am ci collège li gën a am solo mooy école franco-islamique lañu di nga jàng français waaye it am nañu branche bu spéciale bu ñuy wax tahfiz boo xam ne xale bi dafay jàng alxuraan su la neexee en externat wala en demi-pension. ñi ngi fii ci ginnaaw 2 voies Cheikh Béthio 55 cité Sotrac Mermoz am nañu beneen école te Zac bu Mbao numéro 23 cité Yaye Sokhna Zac Mbao Dakar. La Boussole Dakar 33 860 0006. La Boussole Zac Mbao 33 836 07 02. Les inscriptions 2020-2021 sont ouvertes. yow mi may seetaan maa ngi lay siyaar di la wax ne indiloon naa la kenn tey nag dama la indil keneen te lu mënta ñàkk foofu moom dafa baaxoon nag ñu présenté ko mais defe naa kenn dootu ko présenté ci ki may wax nag da di doomu Médina un étudiant qui s'est transformé en comment moom laa leen bëgg indil ngeen xam kan la nan la waa mi sama waa ji di la siyaar delloo siyaar di la wax ne la lu mënta ñàkk nag foofu moom dama bëgg àdduna bi yëpp xam ni dama am gan kan mooy Ibrahima. bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin ya ayyuhallazina amanu al adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. maa ngi leen di nuyu mbokk internet yi di nuyu waa Sénégal man maa ngi tudd Ibrahima Mboup dëkk Médina nekk sët ci Seydina Limaamu Laay ndax Alassane ak Séni la Jaraaf Mbor Thiaw jur Madiène mu jur Baytiir mu jur Maysa Sakh Thiaw mu jur Ndey Mati Thiaw mu jur sama yaay. boo demee sama wàllu papa Blëg Ndëkkumaan moo jur Daali Makuma Ndaw mu jur Awa Ndiaye Daali mu jur Badara Ndiaye Njéeme mu jur Aji Maam Yaasin Ndiaye mu jur sama papa donc foofu laa bokk def sama enfance yëpp Médina sama enfance tam lu ci bëri ma def ko jàng alxuraan ak jàng nasaraan boole ñaar yëpp. dëgg la waaw bokk ci famille boo xam ne tam ay famille sëriñ lañ ay ñaankat sama maam yor ay xàmb yor ay tuur waaw moo doon ci moom lu bëri. dëgg la dama boole ci di sëtu Alboury Ndiaye. waaw lu mënta ñàkk la. di doomu ndeyu Seydou Amadou Ba. di doomu ndeyu Karera. ak kan. waaw Abdou Samb. waaw Abdou Samb waaw. ndeysaan waaw ñu bokk Médina bi. bokk Médina bi. waaw bokk Médina waaw te yàqu ko daal. ndeysaan. waaw mais man li ma bëgg a laaj mooy jantal Mara. waaw. mais jantal bi moom xam naa ni jantal nga. donc dañ ci jël Mara bi teg ko ci. Mara bee ci jiitu wala jantal bee jiitu. waa jantal bi. boo xoolee li ko waral mooy dama nekk étudiant di jàngi ba pare yàlla may ma xam-xam ma am lu ma doon loo xamante ne lu bokkul ak li ma jàng daal
damay sol jean sol t-shirt dem université des fois ma romb nit mu daanu rab ci mbedd mi ma yëkkati ko des fois ñu woo ma consultation dama la boole nit dañoo bëgg nga ñaanal ko bu ma demee sax dafay xool ma sol body jean mu ne waa kii sëriñ la. kon boobu bi ngay étudiant nga koy commencé. voilà bi may étudiant c'est l'affaire bi ma nekk étudiant bi may def bac c'est l'affaire yi commencé dugg donc def naa bac ba pare am bac war a eggal jàng feebar donc feebar naa presque ay 5 ans yoo xamante ne dugg naa fu nekk faju boobu affaire yi ñoom la. boobu affaire yi la dugg daal boobu mënuma fréquenter kenn. métti woon na trop ñu bëri sax demoon nañ benn dama dof te loolu sax maa ngi koy soogoo ñu bëri demoon nañ benn dama dof. rab yi la wala li nga jàng alxuraan lu bari. non affaire yi ma dikkal la. affaire yi dikkal daal waaw mais nag man mosuma gëm affaire tour quoi dama ko mos a contre parce que alxuraan dafa ne innamal xamru wal maysir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytaan fajtanibuuhu la'allakum tuflihun mu ne pettaaw ak xërëm ak carte xaalis yooyu yëpp yàlla da ko araamal donc ci loolu cadre boobu laa tënk woon mais bi ma demee nag ba nga xamante ne affaire yi sonal nañ ma reculer dugg ma si jubloo nag ci lañ ma bàyyee may jàng mais bu ma doon dugg université des fois damay dégg sama tur ñu koy yuuxu des fois may nekk amphithéâtre du ma xam lu may wax comprendre te boobu kenn du dégg yow la koy dégg. non damay xam waaw wala ma tëdd guddi am lu yuuxu sama tur ma jug comprendre nga ma nekkoon ci nag affaire bu métti bu ma sax mën a nelaw aw ma appétit xam nga nekk ci stress boobu xaw ma lan la quoi waaw mais nag bi ma ci duggee nag di commencer di ñaan ci laa xam ne am naa jàmm quoi ma xam ne peut-être yàlla am na beneen yoon bu ma séddee mais ba tey bugguma woon bàyyi loolu bugguma woon jublu si loolu carrément parce que après loolu dem naa fay Sup Info def réseau télécom jàngaat 2 ans feebaraat mais teewul am naa diplôme yooyu diplôme de technicien supérieur ma feebaraat ba pare ma ñëw toog léegi nag bi sama maam gaañoo nag si la affaire yi commencé nag waaw parce que moom moo doonoon tout léegi yooyu si la tëdd ba guddi gis rabu Ndakaaru mu ne ma pour ma ñëw fi mu dëkk moom waaw fi mu dëkk maanaam du fi ñuy tuuroo sax waaye du la daaru waaw moom la mu ne ma ñëwal fii nga def lii ma tëdd ma bi ma xëyee ma explique sama benn xarit bu ñu naan Baba Ndiaye mu ne ma loolu jaaxal na ma de ba mu ñetti fan bi ma xëyee nag ma dem fa bi ma demee sangu même pas une semaine ma am client bu mag si la ma joxe xaalis bu bari mas naa ko tudd somme boobu valeur 350 millions si laa commencé siiw nag ma xam ne kon man fii mooy sama cër su ma tëddee lu ma bëgg gis dama koy xam maanaam lu ma bëgg gis lu ma bëgg xam du jar may lis xaar ak yooyu noonu. kon li ci maam moom moo ñëw ci yow. waaw moo ñëw ci man teewul nag bàyyiwuma loolu. damay wirdu turu yàlla jàng asraar xam ko wirdu turu yàlla ba am ngërëmam ba am rawaxaanam bàyyi ko fa demaat toppi leneen loolu mooy dajaloo ba nga xamante ne da ngay dem ba da ngay am expérience ci lu bari di nga raw koo xamante ne amaana waaw maanaam li si gàttal daal li la yàlla jox ak li ngay jox sa bopp bokkul. kon yow sa consultation bu ma déggee ni nga waxee nii ndax sa premier client bu la dikkee 350 millions. yow est-ce que borom. non premier client bu mag quoi. waaw mais loolu moo ma lancé. donc loolu dafa lay wan ne rek. loolu moo la lancé. waaw loolu xaalis nga xam xaalis loolu moo ma gën a prouvé ne kon man fii mooy sama wàll. merci parce beaucoup que rab bi le fait que mu ne ma ñëw fi. bi ma fa demee noonu même pas une semaine ñu boole ma ak kilifa gu toll noonu après ma jëlee ci loolu comprendre nga daan naa am ay clients yu sew ak yooyu noonu daan naa am clients yu sew léegi nag jiin yooyu ma doon sol ak bëri yi moo tax ñu naan jantal mara. waaw parce que xale nga voilà bu def benn façon. et puis am gis-gis. su may dem na des fois ma dem stade. gis match gis wala ma gis équipe bi neexuma rek. ma contre équipe bi la ma abal leen ma benn pièce. fukki dërëm ma dëpp match bi yooyu dama doon def yooyu quoi. waaw non bu ñu duggee foofu sax dañuy xuus parce que man. bi ma déggee jantal mara dañ na ma même en Europe. parce que mës nga toog. je me rappelle nga prédit benn affaire. nga ne telle équipe dina jël ndam dina def li dina def la. Sénégal yi bari gëmuñu ko woon. te loolu am. ñuy gëstu ñu xam ne yow mii nga xamante ni yow yaay jantal mara. di dem Europe di mais maanaam di liggéey ay équipes yu mag ak ay nit ñu mag ñoo xamante ni boo leen limoon tey. nit ñi dañ naan du dëgg. mais ñoom nan la ñu amee say contact nan la ñu xamee ne yow lii ngay def. waaw xam nga yàlla bu la ubbee rek ubbi na la. waaw bu la ubbee moom ñi am xaalis yëg wala ñi am alal mënuñ la expliquer ne la nii laa amee alal dëgg waxuma nag xaalis. alal ak xaalis bokkul. waaw ñi am alal dëgg boo laaj mënu la wax man nii laa def ba am alal bu waree ñëw rek dafay ñëw donc da ngay liggéeyal jour mu boole ak tubaab kii boole ak kii. des fois nag Sénégal yi nga xamante am parce que affaire sëriñ léegi dafa nekk industrie. maanaam business la bi nga xamante ne courtier yi li ñu ciy gagné sax
amaana sëriñ si duñ ko si gagné. waaw dëgg la comprendre nga ñoom dañuy dem ba xam ne yow mën nga assuré nga dañuy dem bool la ak ay club. kii nangam lañ nga leen di fay wala nangam. kon yow am nga xaalis macha allah kon yow milliardaire nga wala millionnaire. non maa ngi sant daal maa ngi sant xam nga kii nekk milliardaire mooy ki nga xamante li mu am mu ngi koy denc ci compte am kese du ko bokk ak kenn mais man moom yàlla dafa ma nekk ci famille bu mag xam ne yàlla mën na fi teg donc mooy dimbali waate di dimbali samay mbokk. waaw loolu moom loolu sax bëgg naa parce que Médina dégg naa lu fay GIE koor bu jotee tabaski korité maanaam da ngay participer ci ku ne nga joxe vraiment dégg naa social boobu moom ñu ngi ko fay wax bu baax a baax a baax parce que man dama ne kon nit ñi kon li ñuy wax kon est-ce que dëgg la li nit ñi wax mooy Jantal Mara daal nekk fi lu dul di baatare ku mu romb sax nga baa ku mu baatare léegi xaalis boobu bi nga xam da nga koy baatare maanaam alalu jinne yi ngay jël di baatare nii muy tegu su loxo wala yow sa xaalis bopp nga jël sa poche di ko joxe. waaw loolu sama xaalis bopp la mais xam nga boo nekkee xale. téye yenn xaalis yi foog mu am xaalis moo demee noonu am na loo xam ne nit ku yoroo xaalis mënu ko comprendre. xaalis bu la dikkee dina am leneen lu lay dikkal parce que xaalis affaire jinne la. comprendre rawatina xaalisu sëriñ. xaalisu sëriñ bokkul ak xaalisu bureaucrate wala nag xaalisu sëriñ moom leneen la. xaalis boobu ci weexal dafa am noonu du koy génnee. donc ba pare mu tombé période boobu li tax ma gënoon excité sax dafa am turu yàlla bu mu doon jëfandikoo. xëy na moo jàppoon. waaw turu yàlla bu ma doon jëfandikoo peut-être laajoon na loolu ma def yu mel noonu waaye nag. maanaam ngay dem ci soirée yi di joxe. waaw mais du dara loolu du dara. loolu peut-être loolu du dara ci yow. parce que li ngay def yow da nga ko xam. maîtriser nga ko. mais nit ñi nga xamante ni ñoo lay suivre di la seetaan. parce que man des fois ma dégg nit ñi ne ma. non Jantal Mara yàqkat la li muy def teg ko fenn. mais loolu ak Jantal Mara mii toog man daf ma yéem par rapport ak li nga wax parce que man su ma gisee nga dem ci yenn soirée yi surtout soirée Wally Seck maanaam di fa joxe booy seet presque yow soirée bi yëpp da ngay joxe mais nit ñi di la ci mere parce que dañ naan lii muy maye est-ce que moo ko moom est-ce que lii la est-ce que lii est-ce que laa waaw non loolu xaalis bi moom la rek amaana nit mën na ma ëpp xaalis tam nga joxe si xol la joxe si xol la rek man maay nit koo xamante ne bu ma doon 10 millions léegi war ko def fii mën naa ko def fii génn dem sama yoon bu ma xëyee fàtte naa ko man yàlla noonu ma bindee quoi. loolu sa waajur bu góor wax de. nee na ci moom nga njëkkee. baatare bi ci moom nga njëkkee. ak say mbokk ak say xarit. waaw loolu nag gën ma may fit nag ma mën a kon na kon Jantal Mara kon mën naa am kon fitu toog ak moom. waaw beneen bi ci topp mu am lu may wane leneen rek. kër ne sëriñ. nekkul koo xamante ne dafay làqatu. wala di salte wala di làqatu sa néegu ñax ak ñu naan mu ngi ci moom nag bi ñoo ànd ak yooyu sëriñ nekkul foofu quoi yàlla mën na kon daal sëriñ warte yàlla mën na may sax ba may directeur de société bi mu yor nekk bureaucrate ba pare am baatin dëgg la comprendre nga amaana sax am na ñoom yaa ngi su nekkee bureaucrate te buñ ñaanee yàlla def ko ci saasi ñoo la gën a garaaw te yoruñu kurus dëgg la comprendre nga donc nekkul foofu daal foog nit ñi yeewu ba pare sëriñ métier bu noble la parce que l'islam da ko gërëm dàqu ko terew ko donc ñun li ñu nàmp la lu ñu sañta bañ la ndax tey ji ba ma yóbbu woon collège je peux enseigner les mathématiques ak physique ak lépp parce que loolu gënoon xaroon nañ naa si trop mais lii dafa nekk lu mënul bàyyi su ma ko bàyyoon jublu leneen tamit damay tëdd feebar. mais il faut nga dellu si waat. waaw foog ma dellu si waat. non kon mënut a ñàkk moom moo waral course gi nga yàgg ci loolu bëgg ko lool mais dégg naa yow da ngay yàgg ci course. waaw course moom dama ko bëgg nag wax dëgg yàlla damay gëstu turu yàlla damay xam turu yàlla damay jëfandikoo asaraar bu baax daal waaw te course moom ki la ci gën a sonn rek moo la ci gën a jëriñu waaw dama am turu yàlla yi nag dañoo bëri te wute am na yi nga xamante ne mooy yi siiw yi 99 yeeg yi ñuy wax nii waaye am na yeneen xeet turu yàlla yoo xam dañoo làqatu yoo xam ne nit ñi xamuñu ko comprendre nga sëriñ si nag foofu la ñu rawantee mais Jantal Mara bi dama ci dellu si parce que dafa am point bu ma ciy soxla du Wally Seck rek la njëkk a way ci Jantal Mara de. am na keneen ku la njëkk a way. kooku. non kii way na ma xam nga kii loolu bi mu xewee kii da koo sikar Pape Faye sikar na ko. Pape Faye sikar. waaw sikar na ko. mais Pape Diouf da ko way mais bi mu koy way peut-être dafa way Jantal Mara d'une manière générale rek quoi. dafa way Jantal Mara tudd seen Abdou Karim Cheikh Béthio tudd ay jërëm biir daal. kay c'est bon mooy Jantal Mara yi quoi voilà. ah c'est bien ça macha allah. ak Kéba Seck tam daan na ma way. waaw ndax fu moom laa njëkk a tàmbalee sax te Wally. moom ci Kéba. waaw ndax sama. mais daal dafa mel ni sa digganteeg Wally daal dafa mel ni daal Wally daal moo ñëw rek. waaw Wally dafa ñëw. yëkkati flambeau waaw ñu bokk biddéew. ma jàppale ko tamit.
waaw ma jàppale ko di ko ñaanal di ko jox sama xaalis. waaw di ko ñaanal lépp li may def sama diggante moom mu nekk lu dëggu daal. triché ma ndax xaw ma triché. waaw man bu ma jàppee nit ñëpp dañuy xam ne jàpp naa la. waaw noonu laa mel. ak donc tu es entier quoi. waaw yow da nga entier quoi yow. non dama entier xaw ma loolu xaw ma kii daal bu may jàppale. kon loolu moo waral sa diggante ak Abdou Samb seen ànd yàgg lool. non Abdou Samb moom sama xarit la dafa yàgg. ba pare ñu bokk milieu bi. waaw bokk fu nekk dem Europe. daje fu ne. borom Torino. waaw moom Torino waaw. moom dafa yéeme de moom it. borom mbir la de. mais yéen est-ce que yéen showbiz bi gënu leen a farataal sax wala man pour man dama jàppee ne yéen da ngeen di nax nit ñi yow. yow da ngay nax nit ñi yow. waaw man dama jàppee ne yow da ngay nax sénégalais yi. parce que nax sénégalais yi weesuwul nga am double face. waaw xam nga man damaa nekk di ko wax mooy li ma damaa naturel. xam nga nit boo xamee sa bopp rek doo sonn dara du la sonal boo jàppee ni baax nga. ñëpp bu ñu jàppoon ne da nga bon nit yoo xam nga ni baax. yoo xam nga ni baax donc loolu moo ci am solo. très bien te nit ñi moom chaque jour nga toog di leen justifier da ngay sonal sa bopp. parce que li ñu bëgg gëm la ñuy gëm. dëgg la comprendre nga. dëgg la dafay am ñoo xam ne duñ lay gis bëgg la. am ñoo xam duñ la mës a bëgg. loo mën a wax duñ la bëgg donc loolu foog nga teel ko xam quoi. dëgg la boo ko xamee rek doo sonn mais daal li ëpp solo daal mooy lépp lu ñu war a def dinañ ko def duñu tooñ duñu jël lu ñu moomul lépp lu ñu fekk ci métier bi la ñu fekk. bu ñu waree jàppale ne dinañu ko jàppale bu ñu waree jàppale waale dinañ ko jàppale ba fu muy yem ñu yem fa ñu jublu ci leneen. waaw mais man li ma jaaxal yow daal si lépp waali la quoi boo waxee nga ne ma non waali mais waykat yi bari nañ fi. non waali bi naa gis waali. waaw mais waykat yi bari nañ fi jantal. non waykat dañ may te yow ay saan may def may way. waaw mais yow marabu nga boo xamante ni la porte est ouverte pour tout le monde. ñooñu ñëpp. waaw léegi. mais su ma gisee man à chaque fois looy wax waali mais ñeneen ñi dañuy ragal a ñëw. non du loolu sax. kon ubbi leen ñëpp seen porte. ñoom ñëpp man kay mooy Alassane Mbaye way na ma fi. yow kon yow da ngay xaar ñu way la pour mu ñëw ci yow. Alassane Mbaye way na ma fi. comprendre nga. artiste bu ñëw pour ma ñaanal la mën naa la ñaanal. way bi nag mooy li ngay sentir la doo ñëw mën la way ma yow yaay sentir way moom da nga koy sentir fekk yaa ngi koy sentir da nga koy def nit bu la sentir munoo mu wësag waan ba mu way la mu neex. jëndal dafa mel ni way bi dala neex. yow dafa mel ni yow way yi dalay dugg daal yow. yow jëndal yow dafa mel ni yow mbalax mi neex na la trop. sama sëriñ. waaw xam nga ñun ay nitu tuur lañ. waaw te musique dafa am lu ci rax lu bari. ay mbirum jinne. sabar beeg kora beeg tama yooyu yëpp ay mbirum jinne la. dëgg la te danga koy yëg. waaw bu ñuy tuural nit di leen dëppal da ngay gis dañuy laal rawaxaanam. comprendre nga dafa am loo xamante ne dafay nekk ci yow loo xamante ne doo ko mën a expliquer nit quoi. dëgg la mais cela ne veut pas dire que da nga bëgg àdduna wala da nga naan parce que kenn mosuma gis ma fecc te doo am bu mu. dëgg la li may gis yëpp mënoo gis taxaw bu man moo ma jaaxal da ngay taxaw benn place rek yow di enjoy di joxe. voilà li tax nag may def loolu am na si loo xamante ne mënatuma ko expliquer. waaw parce que yow yaa koy yëg. voilà non am na loo xam ne mënuma ko expliquer ba nit comprendre. non jamais parce que tolluwaay la. parce que am na ñoo xam ne for rek lañ koy jàpp. waaw dëgg la te weesu naa foofu du loolu daal. mais Jantal Mara moom xale la wala mag la yow am nga soxna. am naa soxna. ñaata am ñaari doom benn soxna. macha allah am soxna ñaari doom. ah c'est bien ça. mais yow sa at maanaam du ma ne sax nga joxe ko. mais yow mag nga wala demi pas nga wala. mais comprendre nu ma quoi yow li nga dund ci baatin dafa kawe sa âge. waaw loolu ñi ma jege sax xam nañ ko moo tax su ma laaxatoo des fois damay ñaan képp may ñaan dama naan la gudd fan rek laay ñaan waaw ndax sonn naa sonn boo xamante ne sot bi bari na trop daal waaw sot bi bari na man nag duñ ma mën a atteindre mais dinañ laal sama njaboot waaw dinañ laal ñi ma jege. ñi la jege comprendre nga am na si borom xam-xam bu ñu tëddee xam nga am na turu yàlla boo xam ne tey jii bu ma ko jëloon du ko laal bu ma ko dóoree mu nekk lu wér dinaa xam kan mooy borom wilaaya ci gox bi. wala tur bii kan moo ko laal war a laal wala war a koo laal. donc bu amee sëriñ nag bu ñu toogee wér dinañ xam Sénégal ñenn ñooy sëriñ yi. ay code la quoi yéen waaw yoo la ñu def damay xotti sutura mën naa wax ñii ñooy nitu yàlla fii ñii du ñooy nitu dëgg la dëgg la. wala ñii dañuy sóob wala ñii dara naan. dëgg la dëgg la. voilà mais yoonu yàlla dafa yaatu daal. yoonu yàlla dafa yaatu mais daal ci gàttal moom ñeewuñu kenn te waxuñ ñoo sut kenn waaye ñu ngi góorgóorlu ñu tegu ci yoon bi ndax sonn rek moo lay tax am dara ci yoon bi te ñu ngi ci. dëgg la mais léegi ci bi nga nekkee ci showbiz bi. dina am nga ci dund nga ci lu la metti ak lu la neex. lan moo la ci metti. bon li ma ci métti mooy des fois di nga defal nit teranga mu jàpp ne dof nga. comprendre non dëgg la ma dama la tënkal rek bu mu dama ne
di nga fa nit teraanga mu jàpp ne moom dof nga wala nangam mais man faamuma kenn man sama bopp laa faamuma kenn lu ma def nag am na lu ma ko def loolu comprendre nga mais showbiz bi ñu bëri bu ñu ci duggee tam dañ ciy génnaat mooy ruube bi dafa bëri quoi yàq der waxante ak jalousie comprendre nga kii dafay ñëw fi daj naa ci lu ne comprendre nga des fois da ngay ñëw dugg fenn sax war a def maye wala dara parce que man kii yu bëri fi may maye batterie yu bëri du ma fa yàgg des fois damay maye rek génn comprendre nga des fois da nga ciy gis ñoom dañ lay xeex doo leen neex daal da nga leen di gêner daal. waaw kon yooyu moo la ci métti daal. non waaw ak yàq der rek. mais lan moo la ci gën a neex nga dund ko ci showbiz ni nga mel ni jantal Mara. dem ba ci showbiz affaire bi am lu ko ci neex. waaw li ma ci neex mooy ma réussir ko mooy gis naa ne jeunes yu bëri sëriñ su bëri ñi bokk ci beneen famille bu mu mën a doon ñu ngi may roy déjà ci solin ci comportement. comprendre nga foo leen gis ñu ngi sol ay yére rafet. ñu ngi génne di wax parce que loolu laa waxoon ne sëriñ boo mu ne la ngay génne lii dafay xew fii ak 8 mois wala nangam comme man ni may def comprendre nga ma ne loolu boo ko defee mën nga bokk jàppale sa bopp sëriñ. moo tax boo gisee sorties yi di bari ñenn ñi di wax di juum. ñenn ñi di wax di am ndam comprendre nga di loolu la man du ma dajale nit ñi sama kër rek. waaw style bi daal comme li ma leen di wax rek mbokk ñi koy seetaan. Super Events fu ko neex lay génne. tey nag moom kii moo leen indil moom kenn du leen ko présenté dégg nga li mu wax. ci showbiz bi. kon ñi nga xam ne si dañoo jëloon seen lépp ne yàqkat la moytu leen ki toog sama kanam nduru ma ko de xaw ma nag mais suñu jugee ci loolu ma bëgg laal benn aspect bu ndaw par rapport ak exemple sa famille yow rek yaay ci sëriñ mais est-ce que ñëpp ànd nañu ak yow waaw ñëpp ànd nañoo man ndax des fois ku ci am looy bëgg wala ngay ñaan boo tëddee naan demal si Ibou mu bindal la wala mu jox la saafara bu la joxee mu wér comprendre nga am naa ci koo xamante ne nag sama cousine la moom am na lu ko dikkal moom it ci mbir mi ci tuur yeeg yooyu mais moom ci seet la ko dikkal waaw mais du ko def moom du ko defal kenn waaw moom du ko def bugg mais amul ko ci dàq seet moom waaw mais du ko def quoi def ko waaw du ko seet. mais say tarif lan la. yow say tarif lan la dégg naa ay 500000 ngay seetee de. non ay 1 million. non man du ma liggéey noonu quoi. man damay xool. listixaar quoi. waaw damay xool lu am solo ma dugg ci. bugguma di dajale nit ñi sama kër noonu man damay xool benn affaire bu am solo ma dugg ci mu réussir ma am ci dara wala soit nit bëgg nekk président wala gouverneur comme ay Nigéria yu mel noonu. jantal footballeur jantal ni ma la déggee nii. yow doo liggéey ak baadoo la. non damay liggéey ak parce que baadoo non si su ma wax baadoo la. ñu baal ma. moo bee xaw a métti rek. mais ci koo xam te ne sama classe gi yoruñu dërëm. bëgg ñëw wut ci yow ñaan bëgg nga bindal leen. ma indi sama 10 000 francs. non des fois ma def ko. des fois ma def kon baax na. des fois ma dimbalee nit ñu bëri wax dëgg yàlla. moo ko wax de. ku ci amati problème nag wala nga bëgg ku la seetal dawal wëri jantal Mara. loo am da koy nangu. waaye mais jantal non mais kontaan naa parce que man. loolu rek moo doon sama problème. jantal bi ak Mara bi. ñaar yooyu noonu mën a boole cumuler leen. loolu rek moo doon sama problème. léegi comportement quoi. mais nekkite comportement la. mais du ay déedéet comportement la. jantal moo anglais waaw jantal mooy jantal. waaw jantal mooy clean quoi jantal comportement la. te wane nga ko. voilà loolu quoi comportement nii ñuy xalaat yëpp. comprendre nga. ay jantal ak sëriñ bi tudd jantal ak sëriñ bi tudd sëriñ mën na tudd sax Malcolm te gën la jege yàlla. dëgg la loolu newul foofu yàlla bi may walaatu xas si fadd la rabbi xat wala visite xat du min fa xat fa tak ala loolu la sëriñ Tuubaa wax. dëgg la mu ne bul jël ngëneelu yàlla am ñoo ko jagleel rek bàyyi ñeneen ñi maanaam ñu njëkk ñi nekk par exemple nitu yàlla amatul waaw di waxee noonu sëriñ Tuubaa ne ba àdduna di tukki nitu yàlla dafay am te yàlla dafa jagleen daf koy tasaare. dëgg la mais ku sa wasi la. waaw man sëñ Abdou Akim Mbacke mooy sama sëriñ doomu sëñ Bassirou waaye nekkul fii daal. incha allah mooy sama aussi. te ñaa ngi pare màggal gi. waaw bu baax sax. yàlla fi yàlla yóbbu ak jàmm. mais lan nga wax ci Super Events. waaw wax dëgg yàlla man bi ma gisee matériel yi dama impressionné quoi et puis gis naa benn kii bi ñu woon qualité la qualité la te xam naa ne ci kaw sa kanam fi ngeen tàmbalee nii moom foofu la. jantal. mu am lu xaw a ëlëm sama bopp bi. ma bëggoon la ko laaj. Lëg Daaru moom fan la feeñee yaa ko fekk ji wala moom moo la fekk si.
waaw luñ daaru maanaam moo fekk seen fu may dem di ko defar ay mbir. waaw ndax moom moo la woolu ba nga génn yow fekk ci ko maanaam ci waaw déggoo li ma dama ne la tey ma doon ko ak tey nga doon ko bokkul tey ma doon ko dafa métti tey nga doon ko moo métti moo neex nee naa la moo ma bëggal boppam. fekk ma fii del defee fii lii. dëgg la. comprendre nga su ma toogee am période boobu ne dem ma sax di ko def ko dama koy yëg sama yaram. wala ñu war ma ko ma dem def ko donc loolu daf may dooleel. may xam lu bëri ci Dakar xam lu bëri ci dëkk bi ni muy doxee ak fi ñu war a def sarax ak fi ñu war a def sarax maanaam ay jaraaf ak ay saltige ak yooyu yëpp man lay dinañu jéggi ñëw ci man ci gàttal daal. kon jox avec respect bi ma leen jox ñëpp. waaw kon maanaam si je comprends bien. équipe yi mën a ñëw ak ñeneen ñi mën a ñëw ak ko ci bëgg jàppale bu la fayee di nga ko jàppale. waaw non man damay liggéey ci loolu damay liggéey non jaraaf waxuma la jaraaf. non xam naa jaraafu lébu yi. voilà c'est bien ça. waaw jaraaf ak saltige ak yooyu yëpp. am na lu leen yàlla may. waaye man dañ forcé wu ma man forcé wu ma pour dem. ñoom ñoo la ko ñëw rek. waaw rab bi moo ma woo. rek na la jox la ko. waaw kon daal bëgg buur bëgg laa ko gën. voilà noonu la te yow buur la bëgg. waaw noonu la demee. ñu xam sama parcours xam. man jantal man yëm nga ma trop. parce que mais ci kaw loolu. ma bëggoon laaj ci Médina boobu sa base. parce que Médina dama gis ne parce que 99% yëpp. yow koo wax ñu ne la jantal suñu nit la dafa baax. ba ci kilifay politique yi jantal dafa mel ni da ngay politique. wala yow kan nga ciy jàppale ci politiciens yi. waaw man nag gis naa ne Cheikh Ba nit ku baax la. nit ku sincère la. dinaa ko jàppale daal pour le moment. ndeysaan. waaw boobu mooy gis leneen. Cheikh Ba men. waaw Cheikh Ba caisse de dépôt et consignation nit ku baax la ñu jàppale Médina di def social foofu di dimbali xale yi dina utal liggéey xam nga nekk nit ku baax daal. rafetal te mi ngi rafetal. macha allah loolu daal moo tax. macha allah waaw loolu rafet na c'est bien ça macha allah mais léegi ci xeetu déglu yi. lan nga ciy faral di déglu yow. waaw man damay déglu xasida damay déglu mbalax tam. ndeysaan. damay déglu reggae damay déglu làkk jóge. très bien. gars yi nag kii yéen nag jantal la nag loolu la nag non mais écoutez gars yi xoolal ku jaamati reggae party lépp ñëwal invité bi day teew mais buñ ci jógee xool réew mi fi mu toll. mbas mi sonal nit ñi lool. seen liggéey dox na ci wala comme ni mu def Sénégalais yëpp parce que ñëpp la yóbbu à terre. waaw ñëpp la yóbbu à terre parce que ñun suñu lépp dañuy voyager. di ko amee ci bitim réew donc bu ñu tëjee frontières yi dafay métti trop donc li nga dencoon rek ngay jël di ko dundee. waaye teewul tam di nga am ay affaire ay clients xam ne yàlla dina andi. lu mënul ñàkk waaw ñu jàpp ci ak yooyu doon ñu sant yàlla daal. kon yàlla na yàlla xeeb doole yi mais baat loolu suñu borom gis ba mu taw bi bari lool mu indi fi. xew xam nga 2020. waaw ñaan bu nangu la 2020 boo xoolee 2020 101 la fois 20. 20 moo jàpp waduudu turu yàlla la. waduudu turu yàlla bu diis la ñu bëri dañ koy utiliser ci tasxir nit tàggat nit pour nobanteeg boole ay nit ak bayre waaye tur bu doy waar la. amin moo jàpp 101 amin boo calculé 101 la lay jox donc amin la ak waduudu ñoo taxaw ni maanaam waduudu bu nangu la bu suñu borom nangu mooy 2020. macha allah donc ñaan bu nangu nag dafay sonal borom. oui ça c'est clair donc dañuy jàpp ne lii yëpp bu jeexee. àdduna bi dana ubbeekuwaat fépp. parce que balaa bi fépp la wàcc Makka ak Medina ak dëkku diine yëpp fépp bàyyil fenn. macha allah donc yàlla mooy décidé yu dabbir am rek mina samaa'i ila ardi. pepp suuf du jóge fekk borom pepp suuf te man neexuma. comprendre nga. voilà yonent yàlla Ibrahima bi ñu ko fekkee ci Jibril bi mu ko fekkee ci kàmb bi ne ko maa ngi wax yàlla suñu borom maa ngi dem wax yàlla pour pax bi da ko ne ñaanal yàlla nga génn si pax bi mu ne ko du ma ko ñaan. waaw bu ma ko ñaan. te li ma ne xam na ci xam na ko. te lu ma koy ñaan. ndax moo fi dugg. waaw donc yàlla xam ne lépp mi ngi gis lépp. ndeysaan dañ koy ñaan rek te yàlla kenn du ko forcer boo koy ñaan. déedéet dañ koy ñaan ànd ak dal tawasul ndax Moussa ak Aaron ñaari yonante lañ te dañoo taxaw ñaan yàlla. bi ñu sonnee Moussa dafa ne yàlla damaa bëgg Firawna mii nga dëgëral xorom yàq alalam moog Aaron ataay ay yonante lañ. Moussa ne ñaan Aaron na amin. ñaari kon amin te amin dañ ne ci ñaan la bokk. ñaari yonent yu ñaanoo yàlla def ne nangu naa ko yàlla ne nangu naa li ngeen ñaan waaye 40 ans après lañu la soog a lool labal Firawna. kon ce qui veut dire que yàlla boo koy ñaan doo ko forcer. doo ko forcer waaw. sëriñ yi néew ñi dañuy poñe yàlla ne yàlla defal lii donte am na ñoo xam ne yàlla rus na leen bu ñu taxoon fëgg na ko yàlla defal lii mu def ko waaye dañ koy bàyyi mu wéy ak dogalam. expliqué naa ko fenn am ku critiqué waaye comprendre sëriñ tubaab bi ba ca Ndar tubaab bi da ko ne dañuy lever drapeau da ngay jug nga taxaw mu ne ko du ma dugg mu forcé sëñ Tuubaa ne ko du ma jug mu ne ko sëñ Tuubaa ne ko wala
su ma jugee ba ngeen yéegal seen drapeau bi seen drapeau bii dootul dara si àdduna bi ngeen ma bàyyi nag ma toog fi ma toog dinaa bàyyi suñu borom mu wéy ak dogalam. waaw noonu mooy mbir mi. waaye ko xam sëriñ si nangam attaque sëriñ yi sonn. ñàkk xam waaw ñàkk xam. waaw nag mais ci loolu ngeen jéggal. waaw ngeen jéggal. ngeen di jéggal. kon mat na kon gars yi daal jantal maaraa ngi nii daal. waaw gars yi daal jantal a ngi nii quoi. yéen a ko gisandoo. di wax nag ne la émission baa ngi nekk ci cappaandaw gi fi mu toll nii di jeex di wax nga wax ak sénégalais yi. waaw li may wax sénégalais yi surtout lu may basé wu. mooy réseaux sociaux. dafa ñëw sénégalais yi utiliser ko beneen beneen waaw yàq fecc comprendre nga. damay wax parents yi rek ñu xiir seen doom yi ci éducation. ndax mooy tax bu ëllëgee kenn du leen mën a nax. macha allah waaw moo lay yee. éducation dafa baax ñu jàng alxuraan ak jàng tubaab yëpp ca mais ñu jàng daal pecc mi bari na foo bi bari na tooñante bi bari na. baaxul daal di demal rek kanam. macha allah gars yi conseil boobu yéen a ko déggandoo. di wax nag léegi lan ngay tàggatoo. waaw di leen wax ne yéen moom Super Events sa kaw sa kanam rek. ñu ngi soog a tàmbali. te bokk naa ci premier invité yi. te jàpp nañ ne ñun ay surtout wàllu lañ suñu maam liggéey na fi loo xamante ne tamit mënut a day. dëgg la ci suñu barkeem ñu ngi leen wax ñu dem ba ci kanam incha allah. Super Events du noonu. kon ñu ne amin parce que sëñ bi ñaan na di leen wax ne leen nag chaque jour rek ak Super Events chaque jour ñu indil leen ku bees lu gën a yéeme di leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen daana macha allah.